juróom benn weer ginnaaw jàngoro coronavirus mu duggee ci Sénégal mi ngi bëgg yàgg loolu sax depuis booba léegi ñu gis ci li nga xamante ni mooy ay jëya li nga xamante ne jàngoro ji def na ko mu sukkandiku ci li nga xamante ni moo di rapport bu kuréel bu nekk bitim réew daal di baaxee Sénégal bokk ci réew yu gën a fës ci xeex bu ñuy xeex li nga xamante ni moo di jàngoro Covid 19 li ni mel nag dëggal na li nga xamante ni moo di gestion ñi nga xamante ni ñoom ñoo ëmb wàllug jàngoro ji fii ci réew Sénégal. daal di ko amal mu nekk gestion bi nga xamante ne moo war a lekk li nga xamante ne moo di Sénégal bokk ci dëkk yi nga xamante ne dañ kaa naw loolu ci xeex li nga xamante ni moo di jàngoro Covid 19. waaw Sénégal nekk deuxième ci monde bi waaye nekk premier en Afrique donc bu doon compétition la dañuy ne mooy champion d'Afrique du dëgg waaw ni ma ko gisee mooy que ni premièrement xam nga gestion dafa di loo xam ne. boo ko prévoirul rek bu la bettee dafay mun a am ay gàllankoor yu bëri waaye je pense que dès le début bi ñu nekk pandémie baa ngi fii am na benn cas ci la état bi jël ay motuwaay ndaxte boo nekkee sa kër mu am ay étincelle ci benn fil doo toog di xool lan la lu tax fil bi am loolu da ngay dem nga fay source d'énergie bi ba pare te foog naa état bi loolu la def daa fay source d'énergie ba pare taxaw seetlu pour xam naka la maladie bi di évoluer et au fur et à mesure ñuy jël ay mesures bi maladie bi commencé di reculer ñu jëlaat encore ay mesures di ubbi ndànk-ndànk pour que nit ñi mun a dem ci seeni yitte te tey wax dëgg yàlla gestion bi waa Kër Docteur xaw nañu maîtriser pandémie bi xam nañu au niveau des CTE lan la ñuy def pour faj maladie ndaxte il faut ñu faj ko de façon symptomatique bu sa bopp méttee ñu jox la garab buy faj bopp bu sa dënn méttee ñu jox la garab buy faj dënn et je pense que loolu la ñu def ba ñu am boo gisee taux de maladie nga gis taux de guéris yi kon da ngay xam ne que maîtriser nañ ko côté boobu état bi aussi am lu bëri lu mu ci def ay jéego yu bëri jàppale sénégalais yi nekk seen wet waaye it sénégalais yi aussi daal di def seen kéemtalaay kattan di def geste barrière yi ndaxte amuñu vaccin amuñu garab waaye garab bi ñu am ak vaccin bi ñu am mooy takk masque yi bu baax raxas loxo yi ak di respecter dendandoo bi ak jàkkaarloo bi mu doon 1 mètre sa diggante ak sa morom et je pense que donte am na ay sénégalais yoo xam ne ba léegi duñ ko def mais yi ci ëpp ñu ngi koy def et loolu moo tax ñu am résultat yi ñu am. gannaaw ba ma la gërëmee gërëm ñi nga xamante ni ci wàllu xeex boobu xëy na tey ñoom ñoo am taxawaay bu tax ñu am résultat boobu mais damay yaakaar ne xëy na bu ñu demee ba Sénégal war a mën a taxaw foofu dafa fekk ni boo xoolee sukkandiku ci document bi li mu wax du question nombre de cas yu ñu enregistré wala nombre de décès wala mais anam yi nga xamante ni noonu la ñu gérer épidémie bi loolu document bi rafetlu mu di fanweer ak juróom benn réew yoo xamante ni saytu nañ ko xool ku nekk bi ñu nee jàngoro ji tàmbali na fële kon naka la ku nekk waajalee ba mën a am riposte boobu Sénégal nag am ci taxawaay bu rafet loolu document bi génne parce que li koy firndeel di ko wone mooy bi ñu tàmbalee fële ca woon tàmbali di wax jàngoro ji boobu la Sénégal tàmbali di wàcc loolu la document bi rafetlu tamit transparence bi nga xamante ni réew Sénégal am na ko ci wàllu woowu mu di loo xamante ni depuis le début monsieur ministre de la santé et de l'action sociale loolu la santaane woon parce que nit ki boo bëggee mu dugal loxoom ci benn xeex faw nga wax ko mbir mi fan la toll boobu moo waral bis bu jot heure sàngam dinañ ñëw taxaw ni leen feebar bi kat bi ñu ko xoolee nangami nit am nañu ko nangami nit wér nañ ci nangami nit suñ borom jël na seen bakkan fii ak fii la ñu toll weer bu jot tamit ci lépp loo xamante ni moom moo di stratégie de façon globale en terme de capacité en terme de traitement di nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu riposte bi au plus haut niveau opérationnel CES dina ñëw niveau prise en charge professeur Seydi dina ñëw niveau wàllu test parce que test itam document bi rafetlu na ko docteur Amadou Sall dina ñëw wax ñaata test la ñu def ci diggante weer wi fan lañ ko defee naka la ñu yokkee béréb yi lépp nag ci kanamu jëwriñ ji CNGE directeur général de la santé ñëw ministre de la santé jël ci parole wax en terme de moom it fan la ñu bëgg ñu jëm fan la ñu taxaw weer bu jot transparence boobu yaakaar naa ne moom la document bi rafetlu tey ji ba xëy na indil Sénégal
place bi nga xamante ni moom moo ko am waaye place bi bu ñu ko mënee am dafa fekk ni sur le terrain bu weesee ñu nekk ci niveau stratégique bi am na ci ñoo xamante ni nelawatuñu woon pendant des jours. dama koy faral di wax lu neex ci xol la ndax liñ naan waaw góor day yokk ngóora mais ñu bañ a fàtte ni xeex bi jeexagul. nekk résultat yu am solo fi mu ne ñu gis nag li nga xamante ne moo di cas yi mi ngi wàññeeku daal bis bi yàlla sàkk d'abord yow loo gisee. sant yàlla ndaxte loolu la ñu doon ñaan cas yi wàññeeku ndaxte tollu woon nañu période boo xam ne métti woon na torop mois de juin mois de juillet ñu am ay 3 morts par jour. dafa métti woon su ma xalaatee mois de juillet ñu am 88 morts ci benn weer beneen mois bi ñu am 78 morts léegi muy wàññeeku ba dinañu toog ay ñetti fan du ñu am kenn ku génn àdduna loolu sant yàlla la day wane rek ne état bi mu ngi def ay jéego yu bëri parce que bu njëkk ba fàttaliku leen fi ñu jógee ak fi ñu yegg si tey dañ doon def malade bu feebar Diourbel wala bu feebar Thiès dañ koy indi ba Dakar te léegi dañu ubbi ay CTE ci 10 régions ñu jege population bi donc ñu mun leen jël en charge rapidement ci CTE yooyu du ñu ñëw du aajo ñu ñëw ba Dakar donc ñu fej leen foofu ak ay médecins yu xarañ wax dëgg yàlla loolu moo waral pandémie bi di reculer. bu gisee li ni mel ak tamit li nga xamante ni moom moo di Sénégal royukaay bi mu doon ci wàllu xeex bu ñuy xeex jàngoro Covid 19 bokk na ci li nga xamante ni moo di ndaw ñi nekk maillon bu essentiel si li nga xamante ni moo di xeex bi ba jàngoro ci duggee bu Sénégal ba léegi noppiwuñu bankuñu seen loxo benn yoon ngir tamit fexe xeex jàngoro Covid 19 fii ci Sénégal bu ko defee rek li nga xamante ni moom moo di résultat boobu mën a am. non gestion bu baax la parce que ku nekk nag am nga droit def sa analyse. mais yaakaar naa ne au niveau mondial am tolluñ fu ñuy naxee nit ñi parce que y a l'organisation mondiale de la santé di suivre action yi depuis Covid bi nekk fi pandémie bi nekk fi donc tey bu fekkente ne dañu wax sur le plan mondial Sénégal est 2e devant France États-Unis ak les autres pays yaakaar naa ne c'est quelque chose d'important mais aussi bettuñu parce que depuis le début 2 mars premier cas bi avant sax vraiment li nga xamante ne président de la République son excellence Macky Sall jëloon na ko ci ay mesures mais aussi le ministre de la santé ak ses collaborateurs ak le personnel soignant donc loolu ñu leen jox ko au niveau mondial comme 2e yaakaar naa dañ ko mérité pour nekk ko et ce que Sénégalais yëpp nangu nañ ko te ñu leen di féliciter. yow ngi responsable mouvement associatif jiite li nga xamante ne mooy ndaw ñi rôle ndaw ñi par rapport ak résultat li ni mel ban liggéey lañ ci def. au-delà des partis politiques wala ñun activité citoyenne yi nga xamante ne COJER Dakar def na ko y a le mouvement nawetaan bi nga xamante ne c'est apolitique y a les associations ñu dindi ASC def ko ESC pour que ñu dugg ci sensibilisation parce que boo xoolee bi ñu commencé jeunesse si gën si engagé wu gis nga ne mbas mi mu ngi wàññeeku parce que tey ñu ngi ñaan 21 cas démb 24 cas donc loolu c'est important donc ñuy gën a ñaax rek ndaw yi à ce que ñu wàcc sur le terrain di takk masque yi mais aussi di protéger seen ay parents kenn ku ne rek booy génn takk sa masque respecter li nga xamante ne ñi nga xamante ne ñooy comment dirais-je acteurs santé yi wax nañ leen ko pour que ñu pandémie jóge fi parce que nag bu ñu xoolee mu ngi avancé parce que guerre bi jeunes yi jël nañ ko y a le mouvement nawetaan y a aussi les politiques que ça soit de l'opposition le pouvoir mais aussi les associations. xel da ngeen a relâché wala da ngeen gën a ñaaxaat tamit askan bi ñu gën a sàmmonteeg mesure de barrière rek takk masque bi. waaw dañuy gën a ñaax parce que 21 cas mën na xëy def yeneen nombre de cas donc dañuy gën a ñaax rek à ce que ñu dem ba am 0 cas parce que la pandémie est là virus bi mu ngi fi donc li war rek mooy ñu takk masque yi xool ni ñu koy takkee tey boo gisee communication bi ministère de la santé def dañu insister ci masque bi ni ñu ko takkee maanaam xoolal ndax sa ay loxo set na et cetera donc yooyu noonu ñu bàyyi joxe parce que yaa ngi takk ma des fois nga gis masque yoo xamante ne dëgg fa yàlla am na nu muy mel wax dëgg protéger tu la sax yow da lay indil boo xoolee ay yeneen jàngoro ñi ñëpp tamit matuñu am na ñoo xamante ne amuñu luñ jëndee masque mais yaakaar naa ne société civile association yi mouvement yi le pouvoir ñëpp ñu ngi def ay actions citoyennes di distribuer ay masques ay gel pour jàppale seen population. moom daal liggéey ndaw ñi ci Covid bi daal jàpp nga ne bokk nañ ci lu waral Sénégal am résultat yi ni mel. waaw bokk na ci parce que lu ma lay wax dañ ne woon Dakar mooy centre pandémie bi ñun ñu créé la COJER de Dakar taxaw nekk ay ndaw président de la République ne kenn duñu si jiit parce que boo soxlaa nit mu ànd ak yow politique la jàppale la yaakaar na bu dee dafa am loo xamante ne guerre la crise la ñun ñëpp dañ ci war
war a apporter suñu soutien. Donc dañuy gën a ñaax rek à ce que ñu dem ba am 0 cas parce que la pandémie est là virus bi mu ngi fi donc li war rek mooy ñu takk masque yi xool ni ñu koy takkee tey boo gisee communication bi ministère de la santé def dañu insister ci masque bi ni ñu ko takkee maanaam xoolal ndax sa ay loxo set na et cetera donc yooyu noonu ñu bàyyi joxe parce que yaa ngi takk ma des fois nga gis masque yoo xamante ne dëgg fa yàlla am na nu muy mel wax dëgg protéger tu la sax yow da lay indil boo xoolee ay yeneen jàngoro ñi ñëpp tamit matuñu am na ñoo xamante ne amuñu luñ jëndee masque mais yaakaar naa ne société civile association yi mouvement yi lépp le pouvoir ñëpp ñu ngi def ay actions citoyennes di distribuer ay masques ay gel pour jàppale seen population. moom daal liggéey ndaw ñi ci Covid bi daal jàpp nga ne bokk nañ ci lu waral Sénégal am résultat yi ni mel. waaw bokk na ci parce que lu ma lay wax dañ ne woon Dakar mooy centre pandémie bi ñun ñu créé la COJER de Dakar taxaw nekk ay ndaw président de la République ne kenn duñu si jiit parce que boo soxlaa nit mu ànd ak yow politique la jàppale la yaakaar na bu dee dafa am loo xamante ne guerre la crise la ñun ñëpp dañ ci war a apporter suñu soutien. buñ ne tey des fois da ngay gis kenn ne man am naa corona ba tane parce que peut-être ñun mën nañ ko gérer ñun ay jeunes am nañ ki mais mag ñi ñooñu ngay sóoraale donc daal di féliciter aussi parce que di encourager que ne la jeunesse takku nañ taxaw nañ rien que pour pandémie jógee te preuve bi wane na ko parce que depuis que le président génn ne combat jeunesse la yaakaar naa ne jeunesse bi taxaw nañ jàpp nañ ci ba li nga xamante ne mooy pandémie bi ñaan nañ yàlla mu jógee bañ am 0 cas mais mu jógee au niveau mondial parce que bu jógewul au niveau mondial ci dëkk yëpp day ñëwaat Sénégal parce que demalante beeg dikkalante bee ko waral bu ñu amee 0 cas tey ñëpp tane maanaam ñu am 0 cas amul cas su ëllëg mën nañu amaat beneen cas parce que nit ñi ñu ngi dem ñu ngi dikkalante te mën nañ ci toog dañuy ñaan rek jeunesse monde bi yëpp ñu takku ba dëgër def comme Sénégal bi nga xamante ne wax dëgg fa yàlla am na taxawaay bu ñu ci am bañ ñoo jël 2e mondial. Je pense que l'analyse que je ferai sera une analyse objective et rationnelle. Je vois que les Sénégalais ont bien respecté les mesures barrières. Def nañ fi aussi confinement gars yi respecté ko en tout cas lépp lu ñu wax lépp Sénégalais ñu ngi koy gérer bien vrai que c'est difficile la société sénégalaise am na yenn habitudes yoo xamante ni am nañ ko ba pare donc aujourd'hui bu ñu ko naree xañ aussi métti na mais bon on gère avec ñu ngi koy gérer te vraiment ay jàmbaar lañu Sénégalais jeunesse bi aussi am nañ ci benn sacrifice bu rëy bu ñu def ci affaire bi. D'abord dernière question Ibrahima nu gisee par exemple ni nga xamante ne moo di relâchement bu am dernier gars yi ubbi boîte yi ñuy woote ay manifestations politiques xam nga loolu noo ko gisee yow loolu. Alors le relâchement pour man c'est un peu normal parce que ba ñu demee ba woote ne dañuy déconfiner gars yi si le relâchement njëkk am donc bu ñu ñëwee ba fii nag affaire yu tes wax maa la koy wax sànq sénégalais tàmmul benn habitude bi nii ñàkk joxe loxo ñàkk dund ak nit ñi en société et cetera donc bu ñu demee ba benn instant aussi dañuy relâché wu c'est un peu naturel c'est un peu normal bon ça se comprend aussi mais l'heure n'est pas au relâchement faut le dire parce que instant bi ñu ngi ci peut-être dernière phase pour affaire bi jeex boo gisee tout le temps affaire yi mi ngi gën a wàcc mais nañu jéem a muñu rek gën a respecter les mesures barrières. ci wàllu communication nekk pàcc bu am solo ci li nga xamante ni moo di xeex jàngoro ji bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni moo di service ministère de la santé communication nag bokk na ci li nga xamante ni moo waral boobu la ndam maanaam ñu ni ko defee ba li nga xamante ni moom moo di communication bu baax teg ko tamit ci xam-xam li nga xamante ni moo di jàngoro ji tamit gën a mën a dellu ginnaaw fii ci réew Sénégal. Sur le plan de la communication dégg ngeen ko récemment lu yàggul mooy mujj ñu wax lu jëm ci wàllu engagement communautaire épidémie la bu ñu nee épidémie mooy fépp la nekk donc askan wi ci boppam ñoom ñoo war a mën a taxaw tey jii ni lii di mbas mi ñu doon wax du fi def benn weer ak du fi def juróom-ñaar def na fi juróom-benn. mais ci wàllu communication boobu ni ma ko waxee woon ci ndorteel li biñ koy door boobu Sénégal sori naa am cas. ci la ñu njëkk a tàmbali xamal nit ñi lan mooy feebar bi ak ay première génération de messages yoo xamante ni yamuñu Dakar sur l'ensemble du territoire à travers le réseau URAC Union des radios communautaires près de 1000 spots yoo xamante ni diffusé nañ ko en plusieurs langues pour que ku ci nekk fa nga nekk nga xam lan mooy jàngoro ji di yot Sénégal bi ñu waxee nit ñi lan mooy jàngoro ji di yot gisaat nañu ci yeneen génération message ci naka lañ ci mën a fàggandikoo bu njëkk bi yaa ngi dégg dañ la doon wax ci message yi boo ñëwee aéroport boo gisee yenn mandarga yi parce que booba yegg seegu fii ñu ngi xalaat ni war naa mën a dugg si ñu dem ba naan la boo ñëwaatee léegi mandarga yi nii la xoolal bu boobaa bul génn sa kër toogal woote mu mel ni loolu yëpp ci évolution message yi la accompagner ko ak ni ñu ko waxee transparence boo xamante ni tout le temps ñu ngi ciy indi ay leeral mais collaboration bu rafet boo xamante ni mën nañ ko wax suñu diggante ak waaye
taskatu xibaar yi parce que tout au début premier point de presse bi fii y avait un monde fou tout le monde était là képp ku fi sa contact nekk loon ba ci presse internationale bi ñëpp ñu daal di réajuster waat pour que information bi buy wàcc ñëpp yam ci au même niveau pour éviter li nga xamante ni moom lañ naan ay fake news ak rumeur mën ko partager ndoo au même moment ku ci nekk jot ko ñëpp jàpp ci nag parce que gis nañu ni à un moment donné tout le monde était là demaat ak beneen collaboration aussi ak grand groupe yëpp à la limite presque grand groupe yi sites yi journaux yi pour que ñu ñuy jàppale ci jàllale information boobu. waxee ñu ni neen la tey coronavirus ñoo ko mën a jëlee Sénégal wala ñoo ko fi mën a saxal mu yàgg kon liggéey bi ñu tàmbali woon askan wi jàpp ci ba résultat bii ñëw askan wi la ñuy ñaan ñu continuer jàppaat ci du yomb mais dañ koy defar suñu bopp te liñ naan ku la naan sangul sa taar la bëgg tey ji suñu wér-gu-yaram moo tax ñuy wax suñu wér-gu-yaramu ay waajur moo tax ñuy wax suñu wér-gu-yaramu ay doom ay borom kër ay nijaay kon xeex boobu la ñu war a continuer te gis nga booy xool message yi tamit même moment bi ñu jëm ci màggal ak bépp yaa ngi gis ni ñi ngi ci wàllu liggéey boobu di saluer nag engagement au plus haut niveau des autorités religieuses yaa ngi gis vidéo yi ñuy daw tàmbalee ko ci xalif bi ba ci bépp sëriñ ci kër goo nekk yaa ngi yëkkati sa kàddu pour sàkku ci li ñuy dëgmal nii ñu dem ci ak respect des mesures. askan wi nag ñenn ñi amuñ ci benn mbetteel ndax gis nañu li nga xamante ni moom moo di mesures yu nguuru Sénégal def ak tamit askan wi ñu respecté li nga xamante ni moo di mesures yu nguuru Sénégal daal di édicté ngir tamit xeex li nga xamante ni moo di jàngoro ci teewul tamit ñenn ñi ne leen nag li nga xamante ni moo di rapport bi amul benn sens ndax gisuñu benn yoon ñu daal di respecté li nga xamante ni moo di yenn mesures barrières yi lu mën a wax rek mooy gis-gis yi waroon na daal ci li nga xamante ni moo di anam bu ñu gisee gestion Covid-19 fii ci réewu Sénégal. gestion Covid bi à l'échelle nationale je pense que Sénégal comme que sànq tu me l'as rappelé on a été classé muy deuxième je pense que loolu noonu yëpp boo gisee loolu noonu yëpp am c'est parce que discipline bi population bi accepté nañu soumettre ci mesures yoo xamante ne sont édictées par kii nu mu tuddati muy sëriñ mu kii président bi moo tax ñu am chance boobu noonu ñu classé ñu deuxième discipline bi surtout discipline bi ñu gis ci population bi moo tax tey on est classé deuxième waaw. d'abord da nga gis ne par exemple askan bi dañoo kii daal dañoo góorgóorlu par rapport ak mesures. waaw gis naa loolu gis naa ne askan bi dañoo góorgóorlu bu baax a baax a baax par rapport ak gestion Covid bi gis naa dañ ci góorgóorlu dañ ci taxaw bu baax non seulement que état bi dañ ca joxe ay ndogal mais ñoom tamit ñoom ñoo ci gën a taxaw parce que dañoo ne tey pour juste ñun ñu jàppale vision bi ñu jàppale président bi lu mu wax muy juste pour ñu def tout comme ça ñu moytu maladie bi gën a propagé aussi ci réew mi. souvent ay manifestations ak ay regroupement bu fekkee da nga ko digle gars yi nañ ko arrêté donc da ngaa war a def lépp yow tamit d'abord comme mu commencé ci yow. waaw loolu mooy yaa war a moo ne exemplaire bi quoi moo tax tey nu mu tuddati population bi bu ñu gisee loolu noonu ñu bëri dañ cee fippu ñu ne kon que gouvernement bi ñoo digle woon te respecté wuñu ko ñoom donc force ñoom tamit du ñu respecté duñu jox gëdd affaire bi waaw loolu la woon quoi je pense. c'est un délassement civil te loolu c'est pas dû à eux-mêmes mais quand même état bi moo ko def parce que tey boo def ay tournées wala booy def yeneen rassemblement yi population bi di ko gis ñoom tamit dañuy fippu ñu def ko forcé. pour man gestion bi échec la parce que. critères yi ñu basé pour def classement boobu xaw ma ko mais lu ma gis déjà ils ont fait quoi des distributions alimentaires est-ce que loolu c'était prioritaire parce que Covid su nekkoon dañ ko gérer normal nit yi mënoon nañ continuer di liggéey parce que déjà nit yaa ngi liggéey instant université mu ngi nii fees nit te Covid baa ngi fii ba léegi lu tax avant mënuñu xalaat loolu au lieu ñuy bañ a arrêté activité yëpp plonger yenn famille ci problème yoo xam ne on sait pas comment ils vont faire pour s'en sortir parce que ku toog liggéeyul 3 mois du am salaire état bi du leen subventionné. waaw dernière question en fait noo gisee par rapport ak par exemple tey relâchement bu am au niveau national certes tamit yow wax nga ni échec la noo gisee par relâchement ak autorités yi nga xamante fi mu ne ñu ngi di woote ay meeting ak def ay kii yoo ko gisee. pour man le problème soxlawul ñuy indi fii ay meeting dañoo war a xool ni ñuy trouver solution. yoo xam ne dina aider population bi ñu bañ a yëg Covid bi comme ni ñu ko yëgee nii déjà am na problème inondation et cetera ak Covid suñ ko boole population bi dafa sonn pour man meeting yi amul solo quoi.
ñi nga xamante ni ñoom ñooy di service yu ministère de la santé ñu ngi yëkkatu seen kàddu ngir tamit ñaax askan bi ñu gën a farlu si li nga xamante ni moo di xeex jàngoro Covid-19 donte sax am nañu ndam bi nga xamante ni kenn sikki saaku ko nekk ndam bi nga xam ne ñëpp bëgg nañ ci waaye teewul tamit ñu ngi am tiitaange li nga xamante ni moo di wàllu ko bàyyeeku moo tax ñoom ñu ngi yëkkati seen kàddu di ko biral ngir askan bi daal gën a mën a bàyyi xel ni xam ne jàngoro ji mi ngi fi ba léegi te lenn képp mooy tax mu dem mooy li nga xamante moo respecté digal li nga xamante ni waa kër docteur dañu koy joxe bés bu yàlla sàkk. waaw c'est vrai que bu wàññeekoo ni il faut ñu xalaat après suba lan mooy am. C'est vrai aussi que am na ñoo xam ne duñu respecter gestes barrières yi mais c'est vrai aussi que ñi respecter gestes barrières yi ñoo ëpp ñi ko dul respecter parce que ñoom ils sont conscients que feebar baa ngi fi ba léegi donc quand tu prends la population globale du Sénégal 14 millions boo seetee taux parce que par taux ngay xool ñi nga xam ne duñ ko appliquer motuñu 5%. alors que il y a 95% derrière ñoo xam ne ñoom ñooy utiliser gestes barrières yi et je pense que 5% yooyu mënul jur safaan bu ëpp li nga xam ne 95% yi mun nañ ko baare. li ñu ci mën a tey jii rek aar moo di mesure barrières yi li nga xamante ni waa kër docteur boobaak léegi ñu ngi koy digle ñu commencé di ci gis li nga xamante ni moom moo di njëriñ ñu bañ ci teggi suñu tànk bu ñu ci teggiwul suñu tànk ñeneen ñi ñu wër bañ ci teggi seen tànk parce qu'on est dans un village planétaire yaakaar naa ni bu fi jógul dina fi wàññeeku bu baax a baax ba xëy na ñi ci jot a ñàkk seen bakkan war a yenn loraange yi ñi ci jot a sonn ñi mu impacté loolu yëpp dinañ ko mën a wàññi. li ñu mën a wax rek mooy li nga xamante ni moom moo di rapport bu kuréel bu nekk bitim réew daal di génne ni Sénégal daal référence ci wàllu ko xeex bi nga xamante ne ñuy xeex jàngoro coronavirus fii ci réewu Sénégal mooy nekk na li nga xamante ni daal liggéey bu yaatu sax bu nguurug Sénégal daal di def depuis le 2 mars ba léegi ñenn ñi daal gis nañu ab réussite la waaye tamit ñeneen ñi daal gis nañu loolu tax ñu bàyyeeku dafa war a ñu mën a gën a juralaat li nga xamante ne moo di ab source de motivation supplémentaire rek bu ko defee li nga xamante ne moo di jàngoro coronavirus daal dellu ginnaaw bu ko defee rek Sénégal nekk ci dëkk yi nga xamante ni rëyukaay bi mu doon dafay sax waaye nekkul li nga xamante ni dafay jaar rek jàll.